ñeent fukki simili ak juróom moo bootu ci midi mbokk yi rafetlu ànd beeg programme ITV dal leen jàmm ci jotaayu njoloor si li ci gën a fës bokk na ci nag gën a ñoŋal waaye itam gën a jooyanti koom-koomu réewu Afrique yi li ni mel ngir mu antu faw rek ñu jaarale ko ci ñi nga xam ne ñoo di askan wi rawatina nag ñi nga xam ne ñoo di ndaw ñi loolee nag ponk la gu ñu doon waxtaanee ci ab ndaje ga ñu doon amal ca diwaanu Mbuur ci teewaayu suñu ndaw ba fa di Aliou Kane daan ci dellusiwaat ci jotaayu xibaar yi. ci jamono jooju nag kuréel gi nga xam ne moom la ñu dénk taxawu gi ñeel tout tànk yi ñàkkooni seen i ay waajur ci suuxuk bateau le Joola ñoom ñoo ne nag jot nañoo neexal ndaw yi nga xam ne nag ñoom dañoo jot a ràññeeku ci l'examen bac atum 2019 BFM ak it certificat lu ëpp juróom fukk ak juróom tout tànk jot nañu seen neexal. ca Guinée Bissau ñoom nag coow ci bés gi nga xam ne fa ci la ñu war a amal jongante paluk njiitu réew lañ ca nemmeeku communauté internationale jàpp ne nag ñu ngi ko war a amal ci ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru novembre atum 2019 yemook jamono joo xam ne ka jiite réew ma jamono ji di José Mario Vaz dàkk na gouvernement ba fa ne woon li mu ne mel nag jurub ab xiini miini ci bés bi nga xam ne la ñuy amal jongante politique ca Guinée Bissau ponk gu mujj gi daan ci ànd ak Cheikh Sall mu jàngatal ñu lii yéenekaay yi xëy fësal tey ji yemook talaata ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru octobre atum 2019 mbokki bisimila ci jotaayu njoloor si. mu ngoog gannaaw ba ñu la nuyoo jotaay gi dañu koy dooree ca diwaanu Mbuur ak ndaje bi nga xam ne jot nañ ko faa amal ñeel nag xool nees def ba gën a ñoŋal lii di koom-koom réew yi nekk ci dendu Afrique li ni mel nag ñu xalaat ne ñu ngi ko war a jaarale ci ñi nga xam ne ñoo di doomi aadama yi rawatina ñii di ndaw ñi ngir rek daal di leen joxub xëy loole nag di ab ponk gañ doon waxtaanee ci bile ndaje ñu amal ko ci teewaayu Aliou Kane. réewul Afrique yi dañoo tàmbalee benn politique de développement socio-économique bi nga xamante ne bii dafa lalu ci li ñuy tuddee dividende démographique maanaam daal sukkandiku ci nit ñi ngir daal jëmee koom-koom bi ci kanam ci loolee nag am na ay résultats yu am solo yi réew yi am niki réewum Sénégal. pour jigéen da am doom loru wàññeeku na waxatuma amatul mais wàññeeku na di gis xale également bu juddu dee wàññeeku na donc loolu am na jéego yu am solo yu ñu ci def donc xale yi suñu juddoo de 0 ba ci juróomi at ñu ngi leen di toppatoo di leen di ñàkk ba yokk seen wér suñu yeggee juróomi at nag wàllu boobu wàllu éducation ci lay dugg. même conférence internationale bi nga xamante ne ñi ko taxawal ñoo di ñi bokk ci kuréel gi di consortium régional pour la recherche en économie générationnelle mooy rek xool naka la ñuy jëfandikoo ndaw ñi ak képp koo xamante ne day yeewoo ci l'Afrique ngir yóbbu koom-koom bi ci kanam fii ak 2063 waaye nag am na yenn jafe-jafe yi mën a tax ba objectif yooyu le duñ ci yegg. disons puisque la population jeune est forte mais ça... population bi am na ndaw yu bëri loolu mën na doon opportunité buñ ko exploité monsieur le directeur mu ngi ko doon wax sànq loolu buñ ko defee mën nañ am résultat yu bëri mu doon ci wàllum éducation bi wala sax ci wàllum wergu-yaram bi. capacité en termes d'éducation et prendre soin en termes de santé. réewul Afrique am na ay ndaw yi nga xamante ne bii mën nañ ci sukkandiku ci ay projet yu baree bare ngir dooleel réewul Afrique yi waaye suñ ko deful ci teel leneen mën na ci juddu. La population est jeune mais elle ne va pas rester jeune éternellement. population bi am na ndaw yu bëri waaye loolu doonul lu mën a yàgg éternellement bu ñu exploité wul jeunesse bii lee fi ak juróomi fukk at dañuy màgget te bu boobaa perte la ci ñun yëpp. nous serons des vieux. conférence internationale bi lee dajale na ay borom xam-xam yu baree bare ci ay fànn yu wuute yu mel ni ki njàng mi koom-koom ak it wér gi yaram. Aliou Kane ci wàllum njàng ak njàngale ak toppatoo gi la ñuy desandi ak kuréel gi nga xam ne moom la ñu dénk toppatoo ki ak taxaw gi ñeel tuutànk yi nga xam ne dañoo ñàkkoon seen i ay wayjur ci suuxuk bateau le Joola loolee nag kuréel gi daal di amal ab taxaw gu am solo lu toll nag ci juróom fukk ak juróomi tuutànk ñoom nag la ñu daal di jox ay raaya wala boog ay ndimbal boo xam ne nag ñu ngi leen ko jox gannaaw nag ba ñu defee liggéey bu ràññeeku ci seen ak njàng ak njàng
jàngale ndaw yi la ñu fàttali ne ñenn ci ñoom jot nañoo am seenu baccalauréatum 2019 ñeneen am l'examen ya BFM ñi ci des ñoom certificat di CFEE la ñu daal di am dañ ciy teewlu nag jorin bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllum njaboot gi tout tànk yi ak lu jëm ci wàllum soxna yi fii ci réew mi di wuyoo ci turu Ndeye Saly Diop Dieng moom nag boo yëkkati ay kàddu dañu koy teewlu ci micro Alioune Mbaye. pupille bi ñi nga xam ne ñoo vraiment victime de l'accident du bateau le Joola mais képp koo xam ne rek ñu nekk na Sénégalais dee ci champ de bataille c'est-à-dire en service commandé yaa dogal tey nga ñàkk sa bakkan say doom pupille de la nation daf leen jël en charge état dañ def ci lu bari jël leen en charge aujourd'hui on est 800 et quelques jeunes yoo xam ne ñu ngi ci biir pupille de la nation encadrés de façon holistique de manière générale parce que jël ñu sa éducation mais nga jël lépp loo xam ne seen yéene ak seen yar seen yelleef war na tax ñu jàppal leen ci je pense que def na ci ay jeunes yu bëree bëri du point de vue éducation tey dañuy primé ñi nga xam ñoo excellé ci école bi yàlla dogal ñu am bac ñu am BFM ñoom lañuy tey récompensé mais aussi ñi nga xam ne jàpp ci aussi au niveau de la santé c'est important ñi nga xam ne jàpp au niveau de l'éducation pour renforcer ay valeurs je pense que loolu si am lu am solo la. BRT bus rapide transit dallo gi démb liggéey bi ci lañu ko doon amal ci njiitu réew mi Macky Sall loole nag ñu amaloon ko ci Guédiawaye banlieue bu Ndakaaru yi le bus nag ci fàttali ñoom seenu mbébét mooy gën a yombal dembeek dikk bi bàyyeekoo ca banlieue bu Ndakaaru yegg si fii nii ci Ndakaaru rawatina ca Petersen lu toll nag ci ñetti téeméeri milliards ci suñuy koppar la ñu fas yéene dugal ci liggéey bi ngir gën a mën a ñoŋal dembeek dikk bi ci teewaayu bu daan jàcc lañ doon amal bi la xew-xew. ci ambiance bu am solo la population bu Guédiawaye teero président Macky Sall mi ñëwoon di def lancement officiel travaux bus rapide transit mu doon bus boo xamante ne nag coût global bi dina toll 300 milliards de francs CFA. Ce bus BRT pourra transporter quotidiennement. bus BRT bi dina transporter lu tollook 300 000 voyageurs bés bu nekk. bus bi doon na innovation bu rëy parce que am na confort bi te dina wàññi durée de voyage yi mu doon loo xamante ne nag lu am solo la pour tuñu transport. permettra de réduire de moitié le temps de trajet entre Guédiawaye et Dakar. projet BRT bi dina concerner lu tolloog fukk ak ñeenti communes ci région bu Dakar te dina indi lu am solo jëm ci wàllum dem ak dikk bi. de Golfe Sud, de Sam Notaire, mais aussi ici à Guédiawaye de Wakhinane Nimzatt qui va accueillir. BRT bi dina jaar ci lu tolloog fukki ak ñeent commune dina jaar Golfe Sud jaar ci Sam Notaire Wakhinane Nimzatt foofu sax mooy doon garage bi. dina traverser ci département Dakar commune bu Cambérène Parcelles Assainies Patte d'Oie Grand Yoff Dieuppeul Derklé Sicap Liberté Mermoz Sacré-Cœur commune bu Fass Colobane Gueule Tapée Médina ak Dakar Plateau. commune de Fass Colobane Gueule Tapée Médina et enfin Dakar Plateau. BRT bi dina yëpp lu tolloog 300 000 voyageurs bés bu ne ñu tolloog juróom-ñaari téeméeri nit dinañ liggéey ci projet boobule doon projet boo xamante ne dina indi lu am solo ci wàllum transport. Ce projet réalisé sur un linéaire. projet bi dina tolloog fukk ak juróom-ñetti kilomètres. fii ni ñu taxaw nag fii la mbir mi yëpp di tàmbalee. ñu def ci loo xamante ne ci wàllum investissement def nañ ci lu tolloog 300 milliards de francs CFA. projet d'un coût de 300 milliards. bus rapide transit bi dina yaxanal transport bi fii ci Dakar ak ci banlieue bi mu doon loo xamante ne askan wi soxla nañ ko lool waxtu wi. bu dal njàcc ñu jégalu ci bile élément njeexital li waxtaane ba tey bus rapide transit ak mbébét bi nga xam ne nguurug Sénégal am na ko ngir gën a méngaleek jamono dem beek dikk bi ci réewu Sénégal rawatina ci Ndakaaru ñu daal di teg nag li nga xam ne moo di train express régional démb ñu tàmbali liggéeyub BRT di bus rapide transit loolee lépp nag nguurug Sénégal dugal ci ay koppar yu am solo lépp ngir daal di gën a mën a yombal dem beek dikk bi Aliou Guèye. bëri na ay car rapide njage njaay wala taxi yu amal dem ak dikk bi ci biir Dakar depuis fukki at waaye tey ñu nemmeeku ay coppite ci biir secteur ak ay projet yu mel ni train express régional
wala bus rapide transit. Baba Diaw dawalkatu Ndiaga Ndiaye la depuis ñaar fukki at si moom loolu ay projet yu baax la. sant yàlla parce que réew mu nekk war na am naataange war na am yokkute parce que bu ñu demee ba ne Sénégal kat vraiment seen transport dox na waaye li ñu yor it xeebuñu ko ndax nañu def ba dimbaleen ñu am oto yu bees ñoom yor ko wala oto yu bees wàcc fi ñun bu ñu ko defaloon yor ñu am oto yu bees kon danañ mën a liggéey. pour moom itam moyen de transport yu bees yi du wàññi dara ci seen liggéey. waaw client moom bari na fi bari boo xam ne kenn ku nekk boo doon daw it da am jàmm du tere nga am sa wërsëg parce que oto bees bi dafa am heure boo xam ne bu heure bi jotee mu wàcc ndax man maa ngi seetlu fi bi taraay wàccee ba léegi dañuy daw de mais am na heure boo xam ne clients yi dañuy toog fii tumuranke parce que clients yi même pas 8 heures 9 heures taraay wàcc li fi des mooy Ndiaga Ndiaye super yi. du Ndiaga Ndiaye yeeg kaar yi rek le projet bi nar a andil gàllankoor taximaan yi itam am nañ ci wàll. transport bi loolu moom baaxul si noonu la baaxul si taximaan yi baaxul si transport yi pour kii bi rek pour état bi la day xool nu mu rey transport bi rek déykal si loxaam boobaa ñun comme que day soogal ni boobaa ñun dinañ xam ne ni liggéeyoo tax ñoom ba ñun du ñàkk sunu client. ci ndorteel projet yi dina tax ba dem beeg dikk bi gën a jaar yoon fii ci Ndakaaru. ngeen doon teewlu reportage bu Mamadou Bipa Sissoko muy jot a jox kàddu ñi nga xam ne ñoo di dawalkatu woto yi gannaaw nag yegg sip li nga xam ne moo di train express régional ak tàmbali gi ñu tàmbali démb liggéeyi ñeel BRT di bus rapide transit ñu ci doon joxe seen xalaat ñoom dawalkatu woto yi ñu dellusiwaat ci reportage bu Aliou Guèye moom mi nga xam ne daal dinay jox kàddu ay kilifa ci wàllum dem beek dikk bi ñoom ñoo ñee am taxaw seetlu ci liggéey gu am solo gi nga xam ne nguurug Sénégal mi ngi koy amal ci dem beek dikk bi daal di taxawal train express régional démb ñu tàmbali liggéey yëpp bus rapide transit li nguurug Sénégal nag dugal ci koppar yu am solo lépp nag ngir daal di mën a yombal dem beek dikk bi Aliou Guèye. mu nekk ay chantier yu mag jëm ci yeesalaat capital bi lu ci mel ni TER di train express régional ak BRT mi nga xamante ni tey jii lañ ko war a lancé nguuru Sénégal indi yeneen moyen de transport yu bees ngir yombal dem beeg dikk bi. Ndakaaru dafa doon capitalu Sénégal Ndakaaru yore daanaka activité économique Sénégal Ndakaaru yor lu ëpp ci population Sénégal population urbaine daanaka 50% boo ñiy dëkk ci réewum taax. boo leen xaajee genn wàll gi ñi ngi dëkk Ndakaaru lañu dëkkee. transport de masse moo ko mën a donc saafaral transport de masse yooyu ñu ko door rek ci TER bi tey objectif bi mooy ñu transporter donc au démarrage 115 000 voyageurs par jour waaye TER bi rek du doy comme TER bi benn axe rek lay desservir muy au nord ni donc au centre nga xam ni vraiment radial la nga xam ni vraiment épine dorsale la mooy nga jóge Guédiawaye jëm ba Ndakaaru daanaka loolu mooy xolu Ndakaaru foofu tamit laaj na nga trouver moyen bi nga xam ne dina tax nit ki wala nit ñi mën a dem ak dikk ci conditions yi nga xam ne conditions yu gaaw la yu wóor la waaye conditions yi nga xam ne vraiment yu mucc ayib la mooy confortable maanaam loolu moo tax ñu xalaat projet BRT. nguuru Sénégal ak ndimbalu bailleur de fonds yi daal di def alal ju bëri ngir projet yile. projet yu mel nag dafay laaj xaalis. TER bi lu ñu ci waroon wax ci wàllum budget wax nañ ko ci président wax na ko ñëpp wax nañ ko donc loolu duñ ci dellu si mais bu dee BRT bi budget global bi 300 milliards la ci 300 milliards yooyu daanaka 60% budget bi yëpp mooy financement initial bi yëpp investissement initial bi yëpp banque mondiale moo ko jël te banque mondiale xaalis boobu mu ci dugal mooy li ëpp ci lu mu sa dugal Sénégal ci benn projet. si BRT bi la ko dugal loolu mu am solo beneen bailleur bi donc banque européenne de l'investissement la ki ci topp mooy fonds mondial donc pour le climat. ñoom autorités yi ñu gis ni moyen de transport yu yees yile dinañ yombal dem beeg dikk bi ci Ndakaaru. lenn rek nga mën a am comme solution mooy nga indi solution yooyu mooy transport de masse yi nga xam ni dina wàññi oto yi ci kaw tali bi. luy wàññi si oto yi si kaw nag benn BRT bu mën a jël 300 000 voyageurs par jour donc dina wàññi circulation lu tolloo ki junne oto yi par jour yi daw si kaw tali bi loolu dina tax circulation bi gën a féex. Ndakaaru nekk dëkk bi gën a ndaw ci Sénégal waaye moo gën a bëri nit ak yeesalaat gi
waaye tamit ngir yombal dem beeg dikk bi ñii di autorités yi daal di lancer ay projet yu mag lu ci mel ni TER ak BRT. Alioune Gueye ñu desandi ba tey ci kaw tali bi waxtaanee li ñuy woowee deux roues moto scooter wala boog li nga xam ne moo di Jakarta am ay doomi aadama yi nga xam ne dañu koy jëfandikoo ngir mën a amal seen liggéey ñeneen nag ñoom dañu koy jëfandikoo ngir mën a defi ñaawteef bi ci mujj ñu jaarale ko nag ci li nga xam ne moo di deux roues yi di faat gañu faat kii di Abdou Alinkine Diatta ca Ziguinchor foofee nag ñaari doomi aadama yi ko faat ñu ngi woon ci kaw ab moto ñu fàttale itam ne lu weesu ayu bés kon am na ab doomi aadama boo xamante ne def katu ñaawteef yu nekkoon ci ab moto daal nañ koy songu ba yóbbaale lu toll ci juróomi million ci suñuy koppar reportage Aliou Omar Gueye Omar Kane. Scooter seen moyen de transport bi ngeen mës a gént neex na toog te du taxawalu ci embouteillage ak ñaari ruwam yi daanaka doo leen mës a tardé. waaw moto bi boo gisee ma di ko dawal parce que dama si am samay soxla am ay courses yoo xam ne dama koy dox en fait boo xoolee Dakar da bëri ay embouteillage parfois ngay dem foo xamante ni boo amul moto doo gaaw yegg wala sax doo dem loolu tax na ma gën a ut moto di si dox samay soxla heure bu ma amee soxla rek jug dem doxi ko. bon moto bi mën na daw 80 kilomètres par heure. moto bi de dama ko jënd pour samay course ndax Ndakaaru tey xat na xat boo xam ne kii da lay dimbali ci lu bari ndax instant yi boo jëndee moto pour mu dox la ay service waaw yenn saa yi damay jóge fii di livrer ay bagages moto bi day dem fat ñëwaat instant yi maa ngi jóge Géejawaay mais li ma fa bàyyi embouteillage bul xam ni mu toll te jóge naa fi dem Liberté 6 jóge fa dem Centenaire nii moto bi daal moom macha allah waaw moto bi mu ngi 150 la waaw mën na dem ba 150. ab moyen de transport bu mën a avancer ci embouteillage yi te mën a daw ci ay vitesse yu jéggi dayoo daanaka defkatu ñaawteef yi loolu rek la ñu soxla mu nekk loo xam ni tiital na askan wi. ça inquiète tout le monde quoi parce que bu ñu ko xoolee bëri na fi benn cas boo xamante ne voilà sonal nañ ñu quoi loolu laa mën a wax te bu ñu ko xoolee agression yi doon na loo xam ne du nekkatu scooter kese genre da ngay dox sax nit dogaale la agressé la scooter yi constaté nañ ko gars yi dañuy dox rond point que ça soit rond point que ça soit nga nekk ci taxi dañuy dox xëcc sa chaîne sa sac tout ça voilà mun nañ ne inquiété na population bi franchement parler. bu ñu sukkandikoo ci dawalkatu scooter bi ñoom ci seen bopp yenn saay ñu agressé leen. da nga yor moto sax di liggéeyi romb nit ki mu lay moytu wallahi te yow da ngay xam ne innocent nga xamoo dara da ngay jóg pour liggéeyi mais ñi yor moto yi di def ñaawteef yàlla nañu yàlla àtteeg ñoom ndax ñun léegi kenn respecté tul borom moto kenn respecté wul borom moto da nga yor sa moto di xëy di wàcc mais sa fit du dal ñun sax dañ ñoo sonal ndax da ngay dawal ba ci autoroute bi ñu lay pompe à gaz di la agressé bul xam daal ñun dawalkatu mboursu sax ñun ñoo gën a ragal léegi. ay nit yu nekk ci seen scooter di wéy di def ay ñaawteef bés bu nekk ñëpp teg ci seen bët sàcc wala agressé daanaka duñu rate mukk seeni cible. Omar Kane ñii ab toogaanu ñaxtu la ñu xëyee te ji ci suba di liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ca ANSD kon tey nag la waral seen toogaanu ñaxtu moo di dañuy sàkku ñu daal di leen fay seeni ñaari weeru payoor yanu leen amal ñoom ñooñu nag mu di ñetteel bi yoon ñuy amal ab toogaanu ñaxtu bile ngir daal di wone seen mer ki yëkkati seen kàddu nag di Serge Manel dañu koy teewlu ci micro Mamadou Bipassi Sokho. À travers cette manifestation attirer attention autorités yi ñu ñëw saytu kër gi. Si aujourd'hui après 9 mois d'exercice on est arrivé à une situation ñëw nañ situation boo xam ni mënuñu fay contractuel donc yaakaar nañ ni gestion bi doxul. beneen bi tax ñu génn te mooy pour man le principal mooy ANSD tey buy fonctionner. fukk yoo jël ñeent ñi ay prestataires de service lañ c'est un personnel contractuel il bénéficie d'aucune mesure de couverture de protection sociale. beneen raison bi mooy ñetteel bi mooy financement prog suñu activité yëpp dafa jafe bon dañ koo seetlu parce que tey boo leen jëlee comme benn indice bu am solo bu ñu indice harmonisé des prix à la consommation
les relevés des prix c'est-à-dire prix yi ñuy jël ci marché yi dem di ko natt defatuñ ko sax en zone rurale donc c'est un problème de carburant, c'est un problème de logistique qui fait que dematuñu en zone rurale. coowal suuf juddu ca Malicounda commune yi nga xam ne ñoo di commune yu Nguéniène Joal Malicounda ak fi nga xam ne moo di Sandiara askan yafa ñoom nag dañoo daal di booloo defub benn say ñoom ñëpp la ñu bëgg moo rek coow li leen ñu daal di ko fay jëlee ci seenub commune yooyee ñoom nag ña ngay artu nee ne bu ñu moywul daañu amal xiifal bu fekkee ne nag nguurug Sénégal daal di wul indi saafara ci seenub jafe-jafe buñ ca yemul nag ñoom daañu dem sax def ab manifeste génn wàcc ci mbedd mi daal di fësalup seenup mber ki yëkkatu seenup kaddu di Saliou Ba dañu koy teewlu ci micro Aliou Kane. ñu xëy benn bés rek dégg nañu ne am na ñu nga xamante ne dañ leen wala affecté 1000 et quelques hectares ci suñu forêt ñun nag dañoo dëkkee ci forêt bi di jaruñu ci forêt bi. lu mu néew juróom-ñetti chef de village ñëw nañu fi juróom-ñetti chef de village yooyu lan la ñu jiite ci askan wi ay sàmmkat ak ay béykat. ñoom ñoo nekk fii maire Sandiara Serigne Gueye Diop ak ñi mu àndal moom lañu mën a tudd turam ndaxte moom moo jiite loolu te sàmmkat nekku fi moom rek béykat baa ngi si wetam konteel béykat yi ñun ñuy wàññi ëpp nañu 500 personnes yu nga xam ne inscrit signé yuy béy ci biir forêt bi ko ñaawlu di ko naqarlu moo ñu dajale ñun mbooleem sàmmkat yi ak béykat yi fii te nag du ñu ñëw fii naan dañuy taal wala dañuy sànni ay xeer ak duñ ko def dañ koy toog fii naqarlu ko ci forêt bi fii ba def fi grève de faim ba dee fi ba jeex mais ñun moom duñ ko joxe. ëllëgu dialogue national di waxtaan yi nga xam ne ubbi nañ ko fii ci réew mi ngir xool nees def ba dalandi mën a am ci biir réew mi rawatina ci languk politique bi ak lu ñeel nag wàllum élection yi nga xam ne fas yéene nañ koo amal ci fi nga xam ne moo di réew Sénégal ak réew yi nga xam ne ñoo nekk ci dendu Afrique loole nag doonoon ponk boo xamante ne jot nañ ka waxtaanee ci ndaje boo xam ne ubbi nañ ko démb fii ci Ndakaaru lépp nag ngir xool naka la ñoo mën a def itam ba ñi nga xam ne ñoo di askan wi seen loxo ñu daal di koy sóob ci waxtaan yi nga xam ne ñu ngi koy amal ci le réew bi la ndaje nag ñu amal ko ci teewaayu Moustapha Gabar Diop. ndax dialogue national dafa war a yem ci mbirum politique képp wala sax waxi élection ngir tontu laaj yooyu waa société civile amuloon nañu waxtaan bu yaatu. Au fond, on se pose la question d'abord. luñ doon waxtaanee bokk na ci solos dialogue national bokk na ci tamit ñu xam ana lan mooy njariñu boobile dialogue ginnaaw jongante palub njiitum réew yu jàll lan lañ ci doon waxtaanee ak lu ci sénégalais yi doon xaar ci ay coppite ñeel yenn ci institution yu réew mi. D'éventuelles réformes institutionnelles. ñenn ci waa société civile gis ni dañu war a saytuwaat mbir yi rawatina lépp lu jëm ci wàllu politique ngir njëriñu askan bi. yoon la par exemple bu ñu demee ba ci digg kii bi nit yi taxaw wax weccante xalaat jéem a xool lu ci jeng ñu jubanti ko loolu dafa am importance loolu moo tax par exemple waxtaan bi am solo parce que day permettre nit yi xalaat li baaxuloon ñu jéem ko xool nag lañ koy gën a approfondir gën ko ñoŋal comme nu olof yi di waxee mu gën a baax daal voilà. pàcc njàng beeg njàngale bi ressources naturelles yi ba ca bonne gouvernance bokk na ci poñ yi ñu war waxtaanee ca dialogue national bi. Le dialogue national doit permettre d'aller au-delà des questions. waxtaan wi ñeel dialogue national warul rek yem ci question politique ak ay jongante palum njiitum réew am na yeneen yoo xam ni am na solo lool yu ñu war a waxtaanee ñeel pàcc mi ñeel tamit njàng meeg njàngale mi loolu yaakaar naa ni moo ëpp solo waxtaanu politique rek ak i élection. Vraiment les défis les plus importants pour le Sénégal. dañu jiital mbiru politique avant ñuy dem ci affaire dialogue global bi national bi alors que dañu naroon teg d'abord dispositif dialogue national bi ba pare commission yi donc commission politique bi commencé liggéey bi loolu moo tax affaire bi demee ni joxe impression boobu dialogue national bi démarré wul réellement le président Famara Ibrahima Sagna mi ngi xaar ñu installé ko yeneen commission yi benn fonctionnaire même bu fekkee ñëpp désigné nañ seen plénipotentiaire dialogue politique bi comme moom la ñu lancé woon à travers benn cadre de concertation donc loolu moo tax tey ñu gis li ñu gis. ci njeexital ndaje bi nag ay laaj sampooti na jëm ci njëriñu dialogue national bu fekkee ni lañ fa waxtaan askan bi yëgul tiinul.
ci ñaareelu pàcc jotaayu xibaar yi la ñuy yegg si doore ko xibaar yi bi ci réew yi dem fu sorewul dara réew Sénégal di Guinée Bissau ak fi nga xam ne nag moo di waa communauté internationale ñoom nag jàpp nañ ne lii di jongante paluk njiitu réew mi daañu ko amal ci ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru novembre atum 2019 boobule mbir nag mel na ni dafa daal di takku suuf li ko waral nag moo di dàkk gi nga xam ne njiitu réew ma di José Mario Vaz dàkk na ko gouvernement bi nga xam ne moo nekkoon foofee ca Guinée Bissau loole nag daal di indi ab coow ndax xamatuñu ba xam daañu amal bi la jongante ci app gañu ko jàppoon ñu fàttali ne réewu Guinée Bissau moom nag mi ngi moom boppam ci atum 1974 waaye nag lu toll ci ñeenti coup d'état jot nañ ko amal ci réew ma fukk ak juróom benn ci ay coup d'état kon ñu jéem ko fa amal te mujjuta antu gannaaw Guinée Bissau ñu dem ca Soudan du Sud foofee nag ay ci weeru juillet ba ndëgëni si ay taw yu metti ñoo daal di sonal askan ga fa ñi di mbootaayu xeeti nag xam ne lu toll ci 1 million yi doomi aadama mbir mi laal na leen rawatina ñi nga xam ne ñoo faree ca bët gànnaar jàpp bët gànnaar penkuk réew ma loole nag di mbir moo xamante ne sonal na askan wa ndax lu toll nag ci fukk ak juróom-ñaari junni ci ay hectare kon loole nag di jafe-jafe bi laal na leen ñaar fukki junni ci ay tonnes ci dundu ci askan wa ñoom itam am ay jafe-jafe kon askan nga fa lu bu ñu ko xaymawee ci téeméer boo jël juróom benn fukk ya ñu ngi ci ay jafe-jafe daal di daw làkkatu ji ci réew yi nga xam ne ñoo nekk ca pegguk Soudan du Sud. ñu yegsi ci ponk gu mujj ci jotaayu xibaar yi nañu koy defee bés bu yàlla sàkk dañuy ànd ak Cheikh Sall mu jàngatal ñu li yéenekaay yi xëy fasal tey. mbokk yi dal leen ak jàmm del si waat si faatu ki nga xam ne moo di Abdou Elinkine Diatta foofa si diwaanu Ziguinchor Bignona sa Moulombe da ay balu fetal yoo xam ne ñoo ko faat libération del si waat si ay révélation yoo xam ne ma waral faatu ki nga xam ne moo di Abdou Elinkine Diatta moom mi fi autoproclamé woon njiital MFDC fan laata ñuy amal ndaje li nga xam ne si la faatoo amal nañu ab réunion boo xam ne ñoom ñoo ñee di way fipp yi ñoo ko doon amal waaye Abdou Elinkine Diatta mii da doon yàq musiba maanaam di xas ki nga xam te ni bii moo di Salif Sadio mu jàpp ne nag ñi nga xam ne ñoo di ñooñu Salif Sadio yooyu ñoo ko fekk foofu seen ndaje la daal koy faat buñ sukkandikoo si yéenekaay bi nga xam ne moo di Libération. musiba naaru lay dëgg mooy waaj a am si réew mi buñ sukkandikoo si L'Observateur moom mi nga xam te ni bi mu ngi naan coow dox na ci diggante ñi nga xam te ni bi ñooy indi garab yi di grossistes yi nga xam ne ñooy indi produits pharmaceutiques yi maanaam ñi nga xam ne ñooy jaay garab yi si pharmacie yi fii si biir réew mi coow dox na seen digganteeg waa douane coow loo xamante ni bi toll na si fanweeri milliards ak juróom-ñett dem ba nar a lor doxalinu wér-gu-yaram fii si biir réew mi source aadi del si waat si jojulee coow naan ñeent grossistes yooyu nga xamante ni bii ñoo indi produit pharmaceutique fii si biir réew mi ñoom ñeent kott lañu te ñoom ñeent ñëpp ñoo bëgg a banque seen i yoxo ne boo moyul dootuñu indeeti garab fii si réewum Sénégal ndaxte waa douane ñoo leen takkali pot sonal leen lool muy doon loo xamante ni bii nar naa indi musiba buñ sukkandikoo source a fii si biir réew mi douane ñoom li mu leen di gàkkale ak di leen joxoñ baaraamu tuuma moo di ñoom dañu indi fii si biir réew mi ay garab yoo xamante ni bii amuñu si autorisation waa AMM di ñi nga xamante ni bii ñoo sàlloo yoonal képp koo xamante ni bii moo bëgg a jaay fii si biir réew mi di ay kàddu yoo xamante ni bii nag yële pharmacien weddi nañu ko ba tëdd sa naaj wa ne waa douane li ñuy wax ñii yëpp dara teguwu si ndax ñoom lépp lu ñu def dëppoo naag sart yi nga xamante ni bii pouvoir public bi maanaam nguur gi ñoo ko tëral fii si biir réew mi ginnaaw ba daje nañoo ak ministre bi nga xam ne moo yor wàllum wér-gu-yaram fii si biir réew mi fanweeri fan si weer si atumbar ak juróom-ñaari fan si weer octobre bi ñu génn ngir waxtaan ngir xool nañu saafara moom leen mbir diggante waa douane ak ñi nga xam ne ñoo di pharmacien yi waaye waxtaan wa demul cëng dikkul mbaylaar jubóowuñu ndaxte ku nekk fa nga ŋànk bëggoo koo bàyyi Yirim Diop mi directeur de la pharmacie et des médicaments fii si biir réew mi moom mu nga yekk musiba ak mbelengaan waa douane naan leen dañoo war a yam fi nga xam ne foofu la ñu war a yam ñu nit ñu liggéey suñu liggéey ni mu waree waaye buñ ko deful ay bopp yu bëri dinañu wadd mu ngay aartu di menacer bu baax a baax waa douane ndaxte mu ngi naan faux médicament di garab yoo xam ne baaxul mënta am ci secteur privé bi nga xamante ni bii daanaka règlement yépp la ñuy topp duñu bàyyi dara te code douanier ci boppam sax mënta saytu ni nga xamante ni bii noonu la wërgu yaramu askan wi di doxee te moonte jamono ji am na ay laboratoire yoo xamante ni bii ñu ngay bàyyi réewum Sénégal ak réewu Afrique yi nga xam ne ñoo féete soowu jant ndax coow yu ni mel te coow lii buñ ko tegul ci suuf dina am ñu bëri ñoo xam ne dinañ ñàkk seen liggéey
ba yegg sax fournisseurs yi ak ñi nga xamante ni bii ñoo di liggéeykat yi dem si ay grève banque seeni yoxo lemmi na ay loxoom door liggéey bi moom président de la république Macky Sall si bus rapide transit de BRT buñ sukkandikoo si le soleil Macky Sall jamono ji nga xam ne moom lay lancé liggéeyu bii la BRT mu ngi naan Dakar dina gën ni boyu dina gën a naat dina gën a rafet waaye tamit dina gën a xemmem lu le quotidien naan président kay jamono ji dafa bëgg a daw ay xel yu rëy koppar yi ñu si dugal nag buñ sukkandikoo si quotidien mu ngi toll si 300 milliards suñuy koppar di projet boo xam te ni bii des na ko liggéey si fanweeri weer laas yéene kaay naan président Macky Sall kay ci ñaar fukki weer ak juróom képp la bëgg ñu jébal ko yii la bisam Vox Populi naan Dakar dina gën a yees dina gën a wert waaye tamit dina gën a ne boy ba it gën a xemmem lu ci projet boo xam ne toll na si 300 milliards suñu koppar waaye askan wi nga xam ne moom lay transporté bis bu jot dina toll si 300 junni buñ sukkandikoo si Vox Populi BRT di jaar si yoon woo xam te ni bii moom lañ ko xàllal moom képp xàllal nañ ko yoon mu génn si doxalinu gouvernement bi moom Moustapha Diakhaté buñ sukkandikoo Sud Quotidien Macky Sall génne waat na jaasi ji di dagg bopp te bopp ki mu dagg jamono ji ginnaaw bi mu jógee si Sori Kaba jaasi jàng dal c'est Moustapha Diakhaté moom mi nga xamante ni bii da doon addu jëmale si mandat wu président de la république si ñetteelu mandat bi naan bu fekkee ni président doxin woowu la jël doxin woowu du ko jural njariñ Vox Populi naan Macky Sall jamono ji li muy doxee moo di muut ba mot tëj sa gémmiñ wala nga génn si biir Le Quotidien dàq nañ ko waaye taxul mu tëj gémmiñam moom Moustapha Diakhaté naan maa ngi gërëm bu baax a baax Macky Sall ci dàq gi nga xam ne moom la ma dàq waaye tamit àndandoo gi nga xam ne àndandoo nañ ko lu ko dalee si atum 2008 ba léegi si liggéey bi enquête yéeni kaay moom jàppe Moustapha Diakhaté ku ñuy wax électron libre maanaam koo xamante ni bii kenn mënu koo tënk si barab làmmiñam dammul si poosam waaye damm nañ ay laafam jeexal ak wàllum sport ak wàllum lamb si biir l'observateur ñu del si waat si combat bi nga xamante ni bii askan wi ñu si bëri ñu ngi koy xaar diggante Modou Lo ak Ama Baldé ñu duppe ko Soog Royal waaye combat la boo xamante ni bii li siy taq suuf bëri na lool ndaxte Ama Baldé day mel ni moom it dafay bëgg a laxas jaan si mbir mi ndaxte buñ sukkandikoo si yéenekaay bi lànk na lu toll si téeméeri millions ak juróom fukk 150 millions mu ne bëggul waaye si yéenekaay bi ba léegi si biir écrit Rock Énergie bi nga xam ne fa la Modou Lo nekk ak déggoo amugu ci biir le combat maanaam ñoom ñëpp ànd gu ñu ne Modou Lo war naa jël Ama Baldé jërë ngeen jëf mbokk yi dig daje ba ëllëg incha allah. jaajëfal yow itam Cheikh Sall mbokk yi jaajëfal leen ci ànd beeg programme ITV jotaay gi fii la ñu koy yëkkatee xibaar yi di wéyandi ci www.emedia.sn jaa ngeen jëf.